jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës bokk rek ci baccalauréat 2020 nag ñu door ko ni ki tey jii ci Sénégal wërngal këpp ci anam yoo xamante ne nag ku ne xam na ni mbas mi doo ko waral takkuk masque nag tàng na metti na waaye faw rek ñu doxalee noonu ndax mbas mi ca centre Ngalandou Diouf moom kilifa yi nag dellusiwaat nañu rek ci matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ci wàllug wér-gu-yaram ngir fekk kon candidat yi ci mbas moomee candidat yooyu daa ngeen dégg seen kaddu ñeel épreuve yi ca Thiès it gis nañu ne baccalauréat ba foofu it nag ndongo ya kon ñoom ña nga ci woon ni kii tey jii ci inspection d'académie bu Thiès nag la ñu fa wàññi ci candidat toll na ci ñaar fukki junni ak juróom-benn yu toftal ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett li ci yees nag ren mooy ay candidat yoo xamante ne seen bët dafa muuru ñu daal di bokk ca baccalauréat boobu ca lycée Malick Sy ñu toll rek ci fukk ak juróom-benn ndarit daal di nañuy xëy ñoom it ci baccalauréat yi candidat yi waaye nag ci rek ay jafe-jafe bokk na ci taw bu metti ba nga xamante ne moo xëy taw ca diwaanu Ndar naam sax am na ñoo xamante ne yeex nañoo ñëw waaye gouverneur bu moom xelam daal dal na dina yëf ya dooree foofu daañu fa fekk ji Ousseynou Diop Ndar googu bu ñu ci desee dinañ wax rek ci étudiants yi féete ci daara ju kawe jooju di université Gaston Berger ñoom nag démb gëmmuñu bët li ko waral taw bu metti boo xamante ne da leen a fekk sax ba fa ñu ne kilifa yi nag kon daara ja jël nañu matuwaay ngir toxal kon étudiants yooyu commune bu Cambérène ñoom it ci jafe-jafe la ñu nekk niñ ko xamee rek ak mbënd mi nga xamante ni kon sonal na leen ñoom it démb gëmmuñu bët ndax taw bi nga xamante ne ni sonal na leen lool dañoo rek fanaanee kon ngacc ci bëbër set ñu ne nag canalisation yi daal nañu ko defaraat ko fee ci Cambérène kon boog leer na naññi Oumar Boun Khatab Sylla moom moo wuutu jamono ji may wax ak yéen maître Moussa Diop nag mi jiite woon kër gi di Dakar Dem Dikk dogal bi nag niki tey ji la daanu ci conseil des ministres bi nga xamante ni amaloon nañ ko moom Oumar Boun Khatab Sylla ci fàttali moom moo doon jiite ba fi ñu doon wax ak yéen grand train bu Sénégal mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxee loolu tuuti ñu fankat ci xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon baccalauréat 2020 ñu door ko niki tey ji ci Sénégal wërngal këpp ci anam ya nag yu wuute ak ni ñu ko daan amalee ndax mbas mi takkub masque nag ku ne xam na ni tàng na xat na waaye faw rek ñu def ko ndax mbas mi moom moo ko laaj fële ca centre Ngalandou Diouf nag kilifa ya fa yeggoon daal ñoom seen xel dal na ci matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ngir fekk candidat yi ci jàngoroy mbas mi candidat yooyu seeni kàddu rek ci épreuve ren yi Diouf Youssou Baro ñoo fa xëyoon. atum ren ji candidat yi di wut baccalauréat ñoom dootuñ ko gaaw a fàtte bu mukk war nañoo sëgg ci épreuve yi ñu natt leen ci seen xam-xam ak li ñu jot a jàng atum ren ji ci jamonoy tàngoor ak i nawet mu yemoo tamit mbas mi di coronavirus. yomboon na waa def nañ li ñu mën. man def na arabe am na anglais latin grec déedéet météo. gannaaw masque yi ñu war a sol ak itam geste barrière yi nga xamante ne rek dañuy sàkku ci ñoom ñu saxoo ko am na ay ndongo yu jot a àddu jëmale ci épreuve yi ñu def ba noppi. takk naa masque mais mitti na respecté ñaanu mesure bi bu baax. bonne chance. ci biir classe bi dañ ñoo imposer pour ñu sol masque yi respecté nañ lépp même avant ñu dugg ci centre bi tamit dañ ñëw nañu daxas suñu ay loxo def nañ li ñu war a def yëpp. fii ci l'école Ngalandou Diouf kilifa yi yor wàllu njàng meek njàngale mi teewoon nañu fa rek ngir xool doxalinu examen yi. mais li ñu seetlu li ñu nemmeeku mooy vraiment centre yi ñu visité macha allah tënku nañ ci protocole bi. ndax mbas mi ñuy dund ren pour que xale yi bañ cee am problème ak jàngalekat yi ak surveillants yi ak ñi nga xam ni ñoo leen encadré mais li ñu seetlu li ñu nemmeeku mooy vraiment centre yi ñu visité macha allah tënku nañ ci protocole bi. ngo yu ñu signalé yu teewul mais fi mu nekk nii amuñu statistiques yi xëy na fii ak midi avec remontée yi IA yi dinañ dajale donc situation yëpp partagé ko ak office du bac. baccalauréat atum 2020 yemook mbas mi di coronavirus ak nawet bi nga xamante ne dafa ànd ak ndox mu bëri ndongo yi war a fësal li ñu jàng ngir mën a am seen lijaasa bu njëkk bu leen di may ñu sóobu ci njàng mu kawe mi.
mangook loolu it la waa Thiès bëgg rek mën a soobu ñoom it ci njàng mu kawe mi ca inspection d'académie bu Thiès boobu nag la ñu gis daal mu yees ren mooy ay candidats yoo xamante ne seen bët dafa muuru ñu bokk rek ca baccalauréat boobu ca lycée Malick Sy ñu toll ci fukk ak juróom-benn Thiès googu nag la ñu fa wàññi ci candidat ñaar fukki junni la ak juróom-benn yu toftal ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett Cheikh Anta Diop. lu toll ci ñeent centre d'examen nag xool nañu leen fii ci académie bu Thiès ñu gis ne daanaka examen baccalauréat bi de lépp tegu na ci yoon ci ndortali inspecteur d'académie bu Thiès gis ne matuwaay yi nga xamante ne jëloon nañu ko ngir fexe nag xeex jàngoro ji di coronavirus daanaka lépp teg nañ ko ci yoon. fekk nañ fa chef de centre yi fekk nañ fa président de jury candidat yi aussi ñu ngi def examen bi. ci jàmm sécurité bi aussi ñëw na ñu ngi ànd sax ak commandant corps urbain bu Thiès bi. non seulement jumtukaay yi nga xam ne waroon nañ ko teg pour moytu mbas mi am na fa li ci dem ci masque li dem ci distance bi war a am ci diggante candidat yi lave-mains yi nga xam ne moom la ñuy raxasoo loxo yi yëpp daal yemb na parce que office du bac ma koy remercier au passage. ñoo dolli ci centre yi. li ñuy wax des kits complémentaires. ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay candidats nekk ay silmaxa wala seen gis leerul lool ñoom it ñu ngi leen fekk ci salle bi waaye matukaay yëpp jël nañu ko ngir aar leen. il faut que ñu aar leen te loolu xaaruñu ba bésu bac bi pour def ko dañ leen ci préparer waxtaan si ak ñoom ñoo xoolee ci table yi ñuy nekk dañ leen espacé. fii ci diwaanu Thiès examen yi daanaka lépp tegu na ci yoon ren jii ci académie bu Thiès am nañu ñaar fukki junni ak juróom-benni candidat ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti candidat waaye nag ñu gis ne candidat yi jigéen ñi ñoom ñoo ëpp góor ñi ren jii ci examen baccalauréat bi. ca diwaanu Ndar it waxoon nañu ko ci ndoxteel li muy ay jafe-jafe yoo xamante ne xëy nañu ko am ñoom candidat ya ca ba ñuy rek kon door baccalauréat boobee li ko waral bokk na ci taw bu metti boo xamante ne moom moo fa wàcc gouverneur adjoint ba nag moom naam sax jafe-jafe yooyu nemmeeku nañ ko waaye teewul kon xelam dal na daal te na yëf ya dooree ci fàttali foofu it Ndar lu toll ci fukki junni ak benn ci candidat la ñu wàññi ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent Xaadim Aan moom la ñu toftal ci gouverneur ba ñu teewlu ko ak Seynou Diop. moom la nit ñi kilifa yi tëral pour que ñu aar askan wi ci li nga xam moom la ñuy wax jàngoroy coronavirus bi am na ci ñun ñi sax bi ñu demee ci yenn centre yi lu ci ëpp centre yëpp dañuy contrôler thermoflash gis nañ ni gel am na fa gis nañ ni également dispositif de lavage des mains dina fa am élèves yëpp dañuy takk seen masque comme ni mu waree mu am également distanciation physique. démb ci guddi. jot nañ ay taw yu am solo di ci région Saint-Louis donc loolu waral na am na yenn centre d'examen yoo xamante ni am nañ fa ay taawu ndox comme lu demee ni donc CM ànd Guiabert nga xamante ni foofu ci cours bi gis nañ fa ndox yu taa wante loolu amul benn jafe-jafe bu mu indi ci épreuve yi jaar yoon donc élèves yi ñu ngi ci seeni salle di composer amul benn jafe-jafe boo xam ne indi nañu. ca Kaolack it yombutoon ay sapeur pompier sax ak i moto pompe la ñu mujjoon rek di jëfandikoo ngir fexe nag ba centre d'examen yooyu kon candidat yi mën caa yegg ndax jafe-jafe yi ci wàllu ndox ca diwaanu Kaolack ni ñu ko waxee foofu it candidat yi xëy nañu ca baccalauréat boobee ci fàttali foofu it ña nga fay wàññi fukki junni ak ñaar yu toftal ñaari téeméer ak fukk ak ñaar ci candidat Ibrahima Diame moo ñu toogal ci diwaanu Kaolack. comme ni mu koy defee saa su ne bu examen jotee gouverneur bu Kaolack di Alioune Badara Mbengue daal di amal tournée nemmeeku ci centre d'examen yi ànd ak kii di inspecteur d'académie woy kaaraange yi ak parents d'élèves yi fii ci centre d'examen P12 nag la jeexalee tournée bi. li ñu fi jot a gis dal na xel parce que fépp fu ñu dem rek gis nañ ne organiser wu nañ élèves yi ñëw nañu ay quelques absents rek lañ ñu ci signalé examinateurs yépp ñëw nañu. vraiment gel alcoolique yi ñu doon joxe yëpp mi ngi fi masque yi doy na dispositif yi ñuy raxas loxo yëpp mi ngi fi. ci centre d'examen bi ne nga xam ne motopompe yaa ngi ci biir cours bi ba tey nemmeeku fi nañ nag ay absence yu bëree bëri lu mat ñaar fukki candidat yu teewul tey ci suba. Je pense que ces cas d'absents surtout qui sont plus ou moins remarqués au niveau du centre de P12
Ça pourrait, d'après une hypothèse, ça pourrait être des cas de candidats libres, hein, parce que les candidats libres, une chose est de déposer leur dossier de candidature, mais une deuxième chose est de ne pas venir ou de venir. En tout cas, on ne les maîtrise pas. jamono jooju nag ñenn ci candidat yi nga xam ne jot nañ ne teew di tàmbali kon di pare seen première épreuve suba si. épreuve yi daal en fait luñ mën a wax ne abordable na daal waaw ça va pour le moment. inspection d'académie bu Kaolack nag amoon na 12 212 candidats yu ñu séddali ci 39 centres d'examen. lycée sénégalais bu Banjul nag inspection d'académie bu Kaolack moo koy saytu foofu la itam juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti candidats lañ fa enregistré. gannaaw Kaolack Linguère googit ñu gis ni ndongo yi ñoom it xëyoon nañu daal def rek seenub door kon li nga xamante ni moom mooy baccalauréat ba protocole sanitaire bi nag ñi ngi xamle foofu ne def nañu ko daal teg nañu ko ci yoon rek ngir liñ di candidat yi nag mën a mucc ci mbas mi loolee nag lañu nemmeeku ñoom candidat yi yéy nañu yàbbi sax ci épreuve yi ñenn ñi nag jàpp nañ ni abordable na maanaam seen xel dal na yomb na am na ñoo xamante ne nag neneen la ñu gisee Mouhamadou Moustapha Ndiaye. école élémentaire bu Jéeri Birane nekk fële ca commune bu Thiamène Pass dafa am ay max yoo xam ne nii dañoo dëkk ci benn jàng nekk ci benn salle de classe muy situation boo xam ne nii jaaxal na lool jàngalekat yi ak élèves yi ñoom nag waxtaan nañ ci ak autorités yi waaye ba léegi amul ci benn saafara. waa salle de classe bi max moo fa nekk donc max bi aussi daf ñu xaw a jaaxal parce que chaque jour dañuy dindi sable bi boo ko dindee boo xëysee suba da ngay ñëwaat fekkaat ko mu jël ko ba mu sut la donc jafe-jafe la lu ne def nañ ko aussi lu ñu wax nañu moo si baax ñu def mais bu ñu ñëwaatee dañ ko fiy fekkaat. andi na jafe-jafe parce que même élèves yi nga xam ne ni ñoo fi nekk ñemewuñ ko parce que ay max la yu rëy. même ki nga xam ne nii enseignante bi nga xam ne moo fi newoon dem na ba benn moment parce que fii wóor ñemeetu ko parce que yaakaar na ni mën na doon jinne mën na doon lu ne. ca Jéeri Birane ngir am ndox jigéen ñi dañuy déplacé wu bés bu nekk ñetti kilomètres dëkk ba amul courant amul li nga xam ne nii moo di poste de santé jigéen ñi sax lu ci bari bu nu waree mucc dañ leen di yóbbu fële ca Daara Jolof te lu ci ëpp dañuy ñàkk seen doom ci yoon bi. ñun waa Jéeri Birane ñun jigéen ñi liñ jànkantoog daal dafa xewi si jamono ji ndax ñun daal li jamono ji woote ba léegi ñun gisaguñ suñu bopp. ndaxte dëkk boo dem am na ndox am na courant buñ bëggee ndox dañuy takk suñ sare yi am na benn forage bu nekk suñ pegg 2 kilomètres la ñi naan 3 kilomètres la fi la ñu ràng def ay bidon di rooti courant it amuñu fuñ chargé suñ téléphone yi amuñu ventilateur amuñu dara la ñuy chargé ji suñuy téléphone du mën la déedéet waaye am nañu si ñoo xam ne xaw nañ see ñàkk seeni bakkan am na si ñoo xam ne dañoo am doom ba pare seeni doom loru loolu lépp si am si jumtukaay la. ca Jéeri Birane ñoom nag ñu ngi doon xamle lu ni mel ci daloo bu ñu doon daloo benn salle de classe te ñi ko tabax nekk seeni doom yeey nekk fële ca mangook dañuy dellu rek Ndar bi yoon nag wax ci étudiants yu université Gaston Berger bi nga xamante ni démb ña nga woon cay jafe-jafe ñoom étudiants yooyu ndax ndoxum taw mi nga xamante ne dafa leen fekk ba fa ñu ne woon nag ci jafe-jafe lool moo waral sax kilifa yi daara jooju nag daal di jël matuwaay ci fexe rek ba étudiants yu daal ñu toxal leen yóbbu leen nag fa ñu naan village bi su ko defee ñu mën a taxaw nag ci jafe-jafe boobu muy wàllu ndox mi nga xamante ne su tawee léeg-léeg rek mu fekk leen fa ñu ne Ousseynou Diop. étudiants yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar ñu ci bari ci ñoom bu fekkee ni itam nelaw nañ ci guddi gi nga xamante ni jël nañ ko yandoruñu la ko waral bokk na ci taw yu métti yu wàcc gi diwaanu Ndar gi tax nag ñenn ci ñoom seen néeg yi senn. taw bi tàmbalee ba pare que am na néegu étudiants yoo xam ne dafa fees dell ak ndox boo xoolee njëkkoon nañoo avertir ñi nga xam ne ñooy autorités yi bi mu njëkkee taw boobu étudiants yi ñibbiseeguñu booba ñëw nañ fi ak division technique yi ngir defaraat li nga xam ne mooy toiture yi waaye gis nañ ni loolu terewul tey ji taw démb ba mu ñëwaatee ndox mi duggaat ci biir néeg yi ba ñëwee gis nañ ni nag am na ci néeg yoo xam ne waaw xaw na ànd ak gàllankoor bu xaw a yàq sax yenn bagage étudiants yi. ci cadre secrétaire général commission sociale bu université Gaston Berger bu Ndar ñi nga xamante ni am nañ jafe-jafe daa leen yóbbu ci village bay ngir bañ a perte temps dinañ jël déjà ñi nga xam ni seen i néeg dafa affecté wu bu baax yóbbu leen ci ni mu gën a gaawee balaa journée wu tey bee jeex ñu déplacé leen ñu yóbbaale seen i bagage ak lépp. directeur bu CROUS jàpp ni di dal étudiants yi lu métti la tax nag mu daal di déplacé wu dem seeti leen moom nag nee na ci fin semaine bii amul benn étudiant boo xamante ni nekk nga ci village o ñu la fay bàyyi ñëpp daañu leen yóbbu ci village bi xam ne na itam ni lii lu mu naqaru la. li am na
il faut que ñu jël ay mesures parce que ay doomu aadama ñoom ñoo fa dëkk moom moo tax tey jii bu soobee yàlla ñi nga xam ni ñoom ñoo impacté wu c'est-à-dire que ñeent fukk ak juróom-ñett yi bu soobee yàlla ñoom ñëpp ci village bu bees bi nañu dem fanaani dafa am liggéey bi nga xam ni dañ ko dénkoon commission sociale mooy li nga xam ni ñuy recenser ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkk fii pour que ñu jéem leen toxal. ginnaaw ba ñuy rumandaat nan daañu jàngi wala ñu jàngi nattu daal leen dal ñoom étudiants yi waaye nag kilifa yi nekk ci université bi nee nañu bépp matukaay dañ ko jël ngir étudiants yi mën a nekk ci jàmm. Cambérène 1 it ñoom démb nelawuñu ndax taw bu métti bi nga xamante ne moo leen sonal taw ba daanaka nangu rek kër yu baree bari ba seeni borom daal dañoo fanaanee ngaj ci ba bër set ñu ne nag jot na ñu defar canalisation yi Habib Faye ak Modou Diop. lii dañu ko fanaanoo askanu Cambérène 1 mu fanaanee taw seen bagage yi yàqu kër ya taa dëkk ba tamit nii la mel xuus dugg ci biir ngay def ñoom ñi du juuxu wallooy ndax lii nii yàgg nañu ko dund amuñu ci saafara bakkan sax mujj na cee rot. Yàlla moo ñu suturaal ndax bu du woon dégg loolu kenn du ko waxati courant yi demoon nan bay commencé maas. dëkk bi suufe na lii daloon nanu yaakaar naa ñoom buñ si jógaatoon lii duñu dalaat tey. tooy xit ba war ka. ñun sunu tën yi dañu waroon xëy kenn liggéeyiwul dafa yomb quoi dafa jot lii jeex fi. kenn talul lekk li dafa metti ñu xëy tey xama miir daanu si kawam si à cause de inondation bi feenee seen kër da daan fees ba maanaam yow boo taxawee doo feeñ. ndox booy jóge ca parcelle ñëw sottee ko ci seen dëkk bi bokk na ci tamit la leen di sonal ñàkkum assainissement bi fii gàllankoor na dem beeg dikk bi tax na ndaw ñi ñoom baare nañ tali bi ne oto du dem dootul dikk waral na itam ñuy woo autorité yi ñu indi leen saafara ci seen jàngoro gi. boo xoolee ñi nga xamante ne ñoo war a defar koo si jox 200 ni kat defaral ma mu jël fukk ak juróom defaral la jël si def si poosam kon lu ñu amee lu baax. certes que kër gi xóot na. mais nag ñun ndimbal la ñu bëgg ko ay sang bi. ba lii jóg fi loolu rek lañ soxla lii daal mujj fi tey. moom dañ ko jiñ baaraamu tuuma muy ndey ji réew bokk moomeel gi ne sax dafa bank ay yoxoom seetaan askanam mu ne déet lile bokkul ca cërëm. lii yàlla ko wàcce te assainissement domaine état la kenn attanu ko ay xaalis bu bari la bari dañuy jéem rek di masse bu nit ñi ak di bokk ak ñoom tiis wi ak naqar wi. taw bi sonal na lool ña nga xam ne ñooy yeewoo fii ci diwaanu Cambérène 1 nii la ñu fanaanee ñii di génnee tamit seen i bagages yi ngir gën ko rawale ñeneen ñi ñoom gis ne ñàkk nañ ci lu bëree bëri gannaaw ba nga xamante ne tamit doomu aadama faatu na ci. Habib Faye Parcelles Assainies unité 15 ñoom it ña ngay jooy ndax ndoxum taw moo xamante ne lëmbe na ci seen kër yooyu nag ñoom sonn nañu lool ay moto pompe sax yu jógee ko ca brigade sapeur pompier ba moo leen mujjee wallu dañu ci ànd ak Aminata Mbaye Sow. unité 15 bu Parcelles Assainies la ñu nekk ndox mi fees dell ci mbedd yi la. taw bi moom fépp la du parcelle rek métti na bëri na parcelle gëri na Cambérène soo xoolee bëri na yàqu-yàqu nag comme li ma leen wax sànq si unité 15 boo xoolee fa la ñu nekk nii am na ay dégâts am na kër yu bëri yoo xam ne seen matériel yàqu na. taw mi nga xam ni daanu na ci capitale bu Sénégal démb daal dinay lor famille yu bëri ca unité 15 bu Parcelles Assainies. bu dem ba tey nelaw ñu dem day indi ba léegi ñu ngi ni sama rakk bagage sam yëpp yàqu na. yëpp moo teg ni jëkkër ji sonn nañu tay nañu anet lépp a yàqu depuis une heure ba tey ñu ngi fi ci ndox bi kenn dékkul kenn añu kenn reerul sonn nañ def barke Serigne Bamba dañu sonn dañuy taay ci ndox bi. démb depuis 1 heure du matin ba léegi kenn nelawul xale yi waroon defi examen waroon defi bac xale yi kenn nelawul noonu la ñu xoolee ba fajar gi ñu xuus dem defi seen examen. ndox bi nag dafa jaxasoog eaux usées yi ak ndoxu taw yi moo mélangé wu dugg ci biir kër gi. pratiquement tooyal na sunu armoire yeeg yére yeeg pratiquement li mu laal daal bari na quoi bari na depuis 3 heures du matin ba léegi nelawuma. monté ci bërëb boobule am na station d'évacuation d'eau buñ fa taxawal waaye daanaka mënul dara ci ndox mi leen. chaque année bu wisee sax fii day taa ndax kenn dafa nekk ci cuvette boo xamante ne ndox yu jógee HLM Grand Yoff ndox yu jógee unité 16 19 yëpp fii lay dajaloo ci buntu station bi. bind nañu ONAS bind nañu préfet bind nañu maire fu nekk dugg nañ fa yuuxu nañu jooy nañ
def nañu lu ne. bu weesoo unité 15 unité 7 Parcelles Assainies tamit ndox mi bëri na fa ci Cambérène nag am na ko fa ñàkk bakkanam ci taw mi lee waa brigade des sapeurs pompiers daan di andi ay moto pompe ngir vider ndox mi lee. Aminata Mbaré Sow maire bu Parcelles Assainies di Moussa Sy nag yeggoon na ci yenn ci kër yoo xamante ne ñu nga woon cee jafe-jafe ndax ndoxum taw moomee moom nag na mu gisee rek mooy liggéeyu AGEROUTE bi moom moo indi jafe-jafe Moussa Sy ñu teewlu ko ak Amadou Ba. at bu nekk bu tawee taw bu fort bi nii lay mel station ONAS moo nekk nii sama ndeyjoor miir bi nekk sama càmmoñ bi ma ko tabaxee ak léegi motagul ñaari weer. daaw moom moo daanu woon duggal ndox mi ci école bi ren beneen miir bi nekk beneen pegg bi moo daanu heureusement sax dañu naan alhamdulilah bi miir bi daanoo ndox mi dugg foofu parce que bu ndox mi dugguloon ci école bi kon kër yi kenn waxatu ko kër yëpp ay daanu mais boo demee ci kër yi suba ak léegi maag sama agent yi mot nañ ñeent fukk ñu ngi pompé kër yi mais li ñu mënul nangu mooy tali bu mag bii jaar fii muy viaduc bi moom moo ñu tere léegi ndox mi jéggi dem géej parce que defar nañ ko defar boo xam ne dafa kawe. mais branché wuñu quartier yi dañu war a branché quartier yi unité 15 dañ ko war a branché Cambérène quartier l'Islam branché unité 23 HLM Grand Médine mais defuñu ko. mu nekkoon maire bu Parcelles Assainies ni ñu ko waxee woon ci ponk yi ci tënk rek Oumar Boun Khatab Sylla moom nag moo wutu jamono ji ñuy wax ak yéen maître Moussa Diop ci bopp kër gi di Dakar Dem Dikk dogal bi nag ni ki tey la daanu ci conseil des ministres bi ñu doon amal Oumar Boun Khatab Sylla ci fàttali moom moo jiite woon ba fi ñu doon wax ak yéen rek Grand Train bu Sénégal SA duggam nag ci politique moom magistrat boobu defoon coow lu rëy ci fàttali maître Moussa Diop moom it. am na génn boo xamante ni génnoon na ko di wax rek ne àndul ci ñetteelu mandat bu président Macky Sall ma nga mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Aram Touré ma delloo